gañe nga Amadou Xon gañe nga lay lay la la na ko ñëpp wax waaw waaw gañe nga Amadou Xon gañe nga defal ni loxo yi ilala gañe nga Amadou Xon gañe nga lay lay la la waaw waaw gañe nga Amadou Xon gañe nga Amadou Xon noo ngi ñaan dellu ñaan noo ngi ñaan dellu ñaan yal na ñaan yépp nangu lay lay la la waaw waaw noo ngi ñaan dellu ñaan Amadou Xon gañe nga Yeumbeul bu bees bég nanu inshallah dana baax lay lay ñun nag buñ ñëwee fii ci Layène di jël kaddu ci ndigalu le ministre et prochain maire de la commune de Yeumbeul Sud dañ ci am mbégte ak contentement bu baax parce que tey dañoo ñëw ci cérémonie tey de remise de diplôme de formation d'une 60aine de jeunes yoo xamante ne tey ils sont dans le marché de l'emploi et je sais que très bientôt le maire Amadou Xon a une solution pour ça duma ci dugg parce que xam naa ne génn nee na Yeumbeul bu bees financement yu bees formation yu bees xar kanam yu bees doxalin bu bees moo taxit monsieur le ministre tey ni ñu ubbee suñu campagne bi man dama koy wax dafa ala daw mais parce que tamit gisoon nañu politique boo xamante ne ay xumbaay la ay mbumbaay la gisoon nañu politique ay fecc ki naxaate la mais tey dangaa ne xale yi ñëw leen ngeen ma former leen ngeen jàng suba ngeen am lu ngeen def kon monsieur le métier gàcce ngalaam ma parce que tamit mënuñ fi ñëw ba dem te duñu wax politique nag buñ koy wax dafa am politique bu salte mooy xuloo beeg saaga bi ak xeex bi mais monsieur le ministre dafay def benn politique boo xamante ne dañuy wax politique de développement loolu la bëgg a imposer waa Yeumbeul ku xam nag man mi yor kàddu bi di Omar Sow xam ne ndawu président de la république laa ku ma xam ne ku am fulla laa ku am fayda laa te ku amoon tey ambition ci biir Yeumbeul ku xam Djibril Diaw mi toog la même chose monsieur le maire mi toog la même chose ñun ñëpp bu ñu jëlee suñuy voix jël suñuy candidature jébbal ko c'est que il a un programme important pour Yeumbeul parce que nu ma koy waxee chaque jour au-delà de nos personnes au-delà de nos intérêts crypto personnels le plus important c'est l'intérêt de Yeumbeul Sud et pour moi aujourd'hui l'intérêt de Yeumbeul Sud kenn moo ko yor muy le ministre Amadou Xon di bëggal ak nuyoo ak ziar ki nga xam ne nag moo waral lépp muy jëmb ji toog di monsieur le ministre Amadou Xon may wax ni kii miinu ma fi bu baax waaye bés bu mel nii mën naa ne rek di sawraam ndax li tax mooy su ñëpp defoon ni moom benn xale dootul jënd béeru di ci supporter sa moroom di këf saak di dem wala ngay këf biiru bu jàmbur boobu moomu bu ñëpp defoon ni moom kenn di jël paaka di dajeeg nit naan ko jox ma la nga yar di far force te gis ngeen ni loolu moo am ci jamono bii ñu toll waaye bu ñëpp defoon ni moom gaal yi jële fi ay nit di yóbbu Espagne moom dañuy daal di dakk kooku moom leer na te foofu faaw ma taxaw ci ndax monsieur le ministre xam naa ni bàyyi nga xel jeunesse bu baax man loolu leer na ma naññ ndax man ak yow ñoo dëkk
xam nga li ñuy gisee bariwul waaye maa ngi ci biir centre ba bokk ci ñi lay liggéeyal teg ci waaye foofu ñu taxaw ci ndax li suñu ay doomu réew génn ci àdduna ci jamono jii ñu toll ci diggante 2020 2021 ci ndox mi kenn xamul nan la toll te dara waral lu ko monsieur le ministre loolu bëgg lu ñuy jox seeni waajur yow nga ñëw ni loolu day dañ ji mooy xam-xam bi nga xam ne moom nga def ci xale yi ñu war a jàngi métier kon dañ lay beral ab nuyoo di la bayar ab ziar bu baax a baax waaye nag ñu jublu nag ci cant gi nga xam ne nag moom la élèves yëpp war a cant jëmale ko ci ministre bi man damay wax ni sama cant bopp kese lott naa ci cant ko jëmale ko ci ministre bi rawatina 87 personnes kenn ku nekk jox la sa kàddu ngir nga santal ko ministre bi kon dinaa lott ci jàllale cant boobu noonu comme lott naa ci cant sama cant bopp damay lott ci cant 87 personnes yu jëmale ci ministre bi kon ministre bi li ñuy def mooy damay wax ni olof dafa wax ni doomu ñay jërul ñaanal rëy ñaanal ko wér-gu-yaram ak fan wu gudd monsieur le ministre élèves yëpp loolu la ñuy ñaanal. gañe nga Amadou Xon gañe nga laay laay la la na ko ñëpp wax waaw gañe nga Amadou Xon gañe nga dafa ne loxo yi ilala gañe nga Amadou Xon gañe nga laay laay la la 11 juillet kenn xaajagul woon sax xalaata nekk candidat ci benn mairie fii ci Sénégal am na ñu ko doon bëggoon nekk candidat mais tànnaguñu woon sax candidat yi donc du politique moo taxoon ñu koy def gëm Yeumbeul Sud gëm ndawu Sénégal gëm Sénégal yépp moo taxoon ñu investir ci lu mel noonu xamoon ne ñun ñi itam fi ñu taxaw fii tey c'est parce que am na ku defoon ci ñun xam-xam def ci ñun formation moo tax ñu yegg fi ñu yegg tey moo tax njàng mi formation professionnelle am solo ci sunu programme te ñu commencé ko am ci résultat balaa sax ñu nuy tànn pour ñu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar Omar Sow wax na ko ñépp ñi fi toog amoon na ambition te ku nekk amoon nga sañ-sañ parce que am na loo njëriñ waa Yeumbeul Sud nga amoon na sañ-sañ dem nekk candidat mais ñoom ñépp ñu wóolu nu ci ku nekk nga teg say ambition ne ñun lu nu intéressé du sunu bopp ñun mais parti bu Yeumbeul Sud moo nu intéressé élection yii nag ren parti de Yeumbeul Sud balaa ma ci continuer damay gërëm sant nos partenaires mooy waa Socomaf ak association des boulangers du Sénégal jéeme ñu ngi lay nuyu nag nu jottali nuyoo sa PDG dem naa ba foofu ci Socomaf gis nu ñuy former xale yi sama xel def caa daloon lool ndaxte formation professionnelle lañ fa def du ay formation fuya ñun balaa ñuy nekk maire mësuñu def formation fuya kenn sunu formation ci jigéen ñi ñëpp xam nañ nu mel te suñu nekkee maire incha allah day gën a yokk monsieur Fall ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant xale yii de xam naa ni seen ngiru dund incha allah yàlla na yàgg yàlla guddal seen fan ñii amel ngeen leen àllarba monsieur Fall ñii amel ngeen ko àllarba te foo leen ko joxee àllarba nag ngeen joxaale Abdoulaye Diop àllarba moom man moom sama àllarba jéggal naa leen ko mais ñii moom seen àllarba mu mot ndaxte yéen formation yi ñu defal leen incha allahu taala duñ leen bàyyi ba soit ñu jël leen ngeen di liggéey ci boulangerie pâtisserie comme Brioche Dorée wala demay Auchan di fa liggéey wala ngeen am seen boulangerie bopp mooy li nu waxtaan ak yéen
te def nañ déjà ay groupement ci li ma xam yéen ñëpp bokk ngeen ci 6 groupement naa ci ñëwaat ci loolu donc gërëm leen sant leen yéen jeunes yi parce que siggil ngeen Yeumbeul Sud parce que Socomar xam naa ne formé nañ fa nag ku ne nag ku jógee Fann Résidence yoo ku jógee Dakar Plateau yoo wala ku jógee Bargny mais je suis sûr que yéen ñii vous avez été des élèves des apprentis ou des apprenants exemplaires dama leen di féliciter tàccu leen ne leen am naa fierté ci liggéey bi ngeen def am naa ci fierté te dinañ leen jox financement presque mu ngi mel ni pare na ndaxte Iba Sow sama chef de cabinet moo ko jiite woon dem négocier ak partenaire ñu war a indi financement boo xam ne 80 millions la maa ci dugal 10 millions sama xaalis bu weex tàll chèque laa leen jox sama benn xarit bi mu ko waxee formation yi ak li ma yéenee jeune Yeumbeul mu ne dama lay jàppale mu joxe moom bi benn 10 millions muy 20 millions sunu ñaari partenaire war a indi kenn ki 20 millions keneen ki 40 millions muy 80 millions une partie ci yéen la jëm yéen seen GIE boulangerie ñu war leen wutal seen boulangerie ngeen di fayeeku ku nekk au moins 160 000 francs par mois mooy fanweeri junni ak ñaar ci ñoo xam ne peut-être am na ci doon am zéro am na ci doon am as tuut mais ñu war ko yokk ba mu yegg incha allah fanweeri junni ak ñaar loolu c'est lu concret du ay caaxaan ñeneen ñi jeunes itam li des ci financement boobu pour yéen la artisans yi ak ñeneen ki ñeneen te loolu balaa ñuy nekk maire la sunu bilan nag ñun liñ fi jot a defagum yëpp suñ ko naroon bind ci këyit wala ci téere comme ni mu koy waxee rek encyclopédie lay doon fii ba mbedd Fass xam naa ne du suñu ko tàllaloon da koy dépassé te loolu suma bilan man kese la Amadou Hott pour le moment su ma ci woole woon nag bilan ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak man toog fii sama wet autour de moi képp ku fi toog rek bokk ci Benno Bokk Yaakaar am nga bilan bu fatt taraj te nekkuloo maire yow ci sa coobare bopp ko defee képp ku fi toog nag sans exception te suñ ko ci boole woon kenn du xam fu muy toll loolu nag comme ni ma koy faral di waxee bippe kese la woon lancement kese la woon film bi nag à partir du 23 janvier la ñuy dérouler film bi commencé woote à partir du 23 janvier incha allah ma leen di ne nag ci sunu programme tam ñu tuddee ko accès mooy jot ci ndaxte Yeumbeul lu bëri jotu si A bi nag mooy assainissement parce que assainissement mooy problème prioritaire pour waa Yeumbeul yenn gox yi sax 100% de la population assainissement la ñuy wax ñeneen ne la 30% ñeneen ñi 50% mais boobu moo si jiitu te ñu dox ci ñun ak ñu nu àndal ci bi inondation yi amee mairie defu ci dara ñun ñoo yëkkati suñu alal ak ñu nu àndal dem wuti ay moto pompe wuti ay engin bu ne dugal ko fii ci Yeumbeul moo tax mbir mi tane C bi nag mooy cadre de vie ak infrastructure ñu def ci loo xam ne macha allah ndaxte 5 kilomètres de route commencé nañ ko tabax ci mois de janvier bi lañ koy inauguré incha allah te dafa ànd ak assainissement mbedd Thierno Ndiaye ba mbedd Fass mbedd Gaynde ak yeneen mbedd yu bëri 5 kilomètres son excellence Macky Sall may nu ko ñu war a defar route des Niayes 58 milliards Liberté 6 ba Kër Massar jaar Yeumbeul ñaari voies la 2 fois 2 voies tali bi 2 fois 2 voies incha allah bu ànd ak assainissement ànd ak éclairage public mu ngi sunu programme te dox nañ ci avant ñuy nekk maire. deuxième C bi nag mooy culture loisir ak sport dafa am solo loolu tam ñu def ci lu bari macha allah balaa ñuy nekk maire. soo jëlee E bi nag mooy éducation
formation li leen defal loolu entrepreneuriat ak emploi loolu mooy boobu ñoo def ci sunu ay jéego yu rëy tabax ay classe te mairie ngi fi te mairie mooy rôle am mooy toppatoo école primaire war fi indi centre de formation professionnelle naataange président moo nu ko may ñoo ko ñaan faut que commence nañ ko def déjà ñu dem retirer carte yi ndaxte man candidat bu bees la pour la première fois may def politique loolu mooy maire bu bees ngeen nar a am te man carte yu màgget du ma fal carte yu bees rek carte yu bees rek ko bëgg maire bu bees ni man bees tak musul def politique musul candidat mais dugal ay bii yu bari da ngay jël ay carte yu bees woteel ko donc booy carte yi foog ñu jëli carte yi il faut que ñu jëli carte yi donc suñ fi jógee incha allah képp koo xam ne jëli nga sa carte damal xool sa dëkkandoo sa xarit sa mbokk sa sëriñ sa taalibe nga dem dimbali ko mu jëli ay cartam te ku nekk fi ngay wootee fa ngay jëlee say carte ngeen jëli carte yi suñu jëliwee carte yi nag ñu def porte à porte ci campagne bi ngeen gis Amadou Hott mu ngi def porte à porte mënul nekk fu ne foog mu nekk ci kër gi wala nekkal leen ci naaj bi ngeen nekkal ko ci kër gi nekk ci kër gi nag mooy dugg ci kër yi dem convaincre yëpp merci jëli carte yi dem ci kër yi porte à porte non seulement wax leen waxu jëli carte ba pare nag ngeen wax leen ku jëli sa carte bii nga koy sànnil mooy bopp fas ñu koy tuddee ci pulaar Awa Diallo xam na ko xoore puccu bopp fas